di dëkk boo xam ne ñun suñu for moo nekk amuñu problème ethnicité ñun suñu for dëkk mooy cousinage bu fa am entre Joola ak séeréer entre séeréer bi ak tukulóor bi man si loolu laa bëgg a wax tuuti parce que dafa am loo xam ne muy safara boo ko gisee muy ñëw war leen ko may sax fu mu amee yoon. donc man loolu tax may def benn live bu ndaw bëgg a wax ci loolu peut-être dina amaat yeneen yu ma dugg si biir live bi mais du yàgg trop léegi ma bëggoon wax si problème Casamance ma bëgg ñu xam ne rek séeréer ak Joola ñoo bokk maam répétition laay wax ñu bëri xam nañ ko bu ñu fi waxee festival Aguène et Diamone kenn fàttewu ko amoon na fi waa Joola yëpp ñëw Joal waa organiser benn festival bu mag séeréer yëpp tam demoon nañu Casamance organiser beneen festival mu nekk aller retour loolu cousinage boobu ñun ñëpp leer nañu donc nag loolu kenn mënu ko gome beneen firndeel bi may joxe mooy si taxawu problème rébellion Casamance bu mu amee boobu je pense que maa ngi Sénégal da nga ko daan dégg daal que rebelle yi sax en général bu ñu doon jàpp ay nit ba taseeg militaire dañuy xool sa carte d'identité bu ñu gisee ñu bind sa sant mu nekk Fay Juuf wala yenn sant yi quoi sant séeréer yi seen ak yooyu dañ lay bàyyi nga dem duñ la bëggalaat parce que dañu naan ñii suñu xeet lañu loolu réalité la ñoo bokk maam bokk ndey ak baay kii ñëw dem dans le sud campé fa muy île du Saloum kii dem Casamance donc mooy Aguène et Diamone bi Diamone foog naa moo des dans le sud Aguène moo nekk Casamance donc ñoo bokk suñu maam bu leen kenn jaxase baru leen xeex loolu kenn mësu ko gis ñoo bokk suñu maam kenn waru leen jaxase Joola ak séeréer ñoo bokk benn maam loolu buñ ko sax fowee waaw Sénégal ñun chance boobu la ñu am adduna bi yëpp ñun ñoo ko fa am nekk di dëkk ak ay chrétiens yi bokk ak chrétiens yi ñu nekk ay cousins ñu nekk ay cousines xam nga loolu yàlla ñun la ko defal séeréer beeg tukulóor bi di nekk ñoo xam te ne ay kal lañu tey lu mu métti métti tey séeréer loo wax tukulóor bu la ko delloo reetaan nga siy teg loolu mooy suñu charme loolu mooy chance bi Sénégal am te loolu yan ñu ko yàlla sàmmalal te yàggal ko fa saxal ko fa ñun nag ñoo si war a jàpp yeew xam ne bu ñu ko dara jaral rien au monde jaral ñu ko lu tax may wax loolu fan yi passé ambassadeur France am na benn kii bu mu def di def affaire ethnicité muy wane carte Sénégal di wane ethnie yi wane na fii joolaa yi wane fii séeréer yi wane fii wala lu musul am man gis naa image boobu ambassadeur France def ko c'est que dem ko kii mais dinaa fexe ba jëlaat ko beneen yoon moo wane ko parce que instant doon ko mën a génne beneen téléphone bi mais loolu am na donc loo gis rek ñuy dund ñun suñu dëkk tubaab bi mu ngi xool fu mu mën a jaar ba tas suñu réew il faut ñu yeewu si loolu du kenn nag luy français yi waaw wax bi bu ñu ko yërëm loolu mooy réalité bi il faut ñun ñu yeewu xam ne ñun enjeux yi les enjeux sont énormes ñoom loolu la tubaab bi xam tubaab bi moom lu mu ko jara na ko lu nekk dina teg pexe yu ne nekk pexe yi nag ñun ñoo ko mën a déjouer ni ñu koy déjouer mooy lan man première chose bi may lancé wu si côté loolu mooy que fan yi passé avant Sénégal ñuy dugg si problème bi ñu amoon ni problème Ousmane Sonko bi ak problème yi am yépp fan yi passé am na sam benn frère bu nekk Allemagne daf ma ne benn xaritam moo doon dem vacances Sénégal dem leen di expliquer de ba nga xam ne tubaab yi ñoom ñu ngi ñuy calculer tubaab yi xam nañu suñu dëkk ñun loo xam ne xamuñu ko waaw donc sama kii frère boobu ne ma avant problème révolution bi am Sénégal la 3 semaines à l'avance la woon mu am ay benn allemand bu doon dem vacances ànd ak beneen kii yam beneen gorom ñu war a dem Sénégal dem di jëndi billet léegi bu mu nee dem Dakar ñu ne ko est-ce que mu ne ko non est-ce que wóor na wooteel numéro vert dégg leen li ma leen di wax de ñu ne ko da ngay woote benn numéro vert pour xool est-ce que war nga mën dem vacances ou déet parce que c'est pas sûr il paraît moom mu woote ñu ne ko non bul dem parce que Sénégal soo ma dee am guerre civile billahi wallahi tallahi affaire bi am na 3 semaines à l'avance avant Sénégal di am ay problème man loolu dama si yéemu si àdduna parce que man kooku dafa ma ko wax tubaab bi ñoo ñu gën a xam suñu dëkk gis nga lépp luy am Afrique c'est programmé français yi nag ñoo gën a yées kuy yées kuy ragalal français yi ak kañ fa teg moom nga war a ragal lépp bu ñuy métti fa lay jóge ak kañ fa teg mu nangul leen lépp kooku mooy nekk suñu métti kooku mooy suñu nattu
waaw kooku mooy suñu nattu léegi nag ma bëggoon wax côté boobu ne ñoom ñooñu bu ñu demee ba Allemagne yi xam ne Sénégal day am guerre civile suñu borom moo ñu sutural guerre civile amu fa mais tubaab bi la mu tegoon ñun dañ fa yeggut mais naroon na am Sénégal parce que ñoom ñu wax loolu te ñun ñi nekk Sénégal xamuñu suñu réew il faut ñu xam ne ñun daal nasaraan yi lu bëri ñoo koy programmé ñun tubaab bi dina teg loo xam ne ñun duñ ko sax xam te ngay dund si dëkk loolu mooy dal africain yi ñoom dañuy jël seen safara di ko xam pour taal ko yow doo si xam dara ba mu jekk ne jib sa kaw donc nañ sant yàlla daal Sénégal bu mu yemee sax si ay 10 morts mais tubaab bi programmé woon na guerre civile Sénégal léegi noo tax ma revenir si loolu mooy loolu ñun xamuñu ko woon man mii ba mu ko déggee yàgg na 3 semaines après problème yi doog a am parce que xamoon nañu bu ñu jàppee Ousmane Sonko Sénégal dina yëngu tubaab ñoo gën a xam ñoo ko gën a xam waaw xamoon ne bu ñu jàppee Ousmane Sonko tubaab nañu avertiroon nañu Macky Sall nag bu mu laal Ousmane Sonko mu dëgër bopp pour moom da koy laal waaw te xam naa ne bu nekkuloon français yi woote ngir seen intérêt yi ñu laal kon dinañ gis leneen lu ñu xalaat lool parce que moom dafa na doon dem ba mbëkk miir bi waaw te ba tey parewu si nag moom ay pexeem yépp pour éliminer Ousmane Sonko bañ a dem élection la ba léegi parewu si loolu moom boo gisee ni muy doxale yépp diine affaire Adji Sarr mu ñëwaat ci côté Adji Sarr aussi diine affaire am Adji Sarr man du ma ci sax bugg a wax parce que am na loo xamante boo ciy wax ba mën a ngay ñàkk fayda waaw parce que dëgg dafa neex waaw dëgg neex na xam ñi may waxal kay mooy ñi nga xamante ne ñu ngi Sénégal nekk fa régime bi actuel muy président Sall ñu xam ne incha allah dafay abale def ñuy abal parce que le message est bien entendu ñëpp dégg nañ message bi ñëpp xam nañ ne day abale parce que mënu si dara def na mënut tëlee na il faut que neen ñëw loolu mënu si dara incha allahu rabi day nekk parce que sénégalais am nañ personnalité bi am nañ classe bi te dañ koy imposer suñu réew ñun ñoo ko moom. donc man message yi may lancé mooy ñi nekk si Facebook yi di post yenn post yi di saboter ay Ousmane Sonko di def yenn affaire di wane ay images yu ñaaw a ñaaw ba ngay dem di jël ay lu mat ñaari muus di ko wane si ay Facebook di ko tudde ay nit dinaan diw ak diw loolu si yabaate la bokk. donc damay wax waa Pastef képp ku nekk di saboter si Facebook yi na ngeen jël ay turam ak santam ngeen noté ko seen agenda bàyyi leen ñuy def li leen neex gis nga ni ngeen toogee Macky Sall di tiital nit ñi. ñii mu leen di naan di fexe ba Facebook bi boo waree wax yenn yi doo ko ñemee wax wala di intimider nit ñi noonu ngeen war a intimider waa ñeneen ñi ñi nekk au parti au pouvoir aussi képp ku ci nekk di topp plaisir président Sall bay moo ne loo war tawoon di manqué nit ñi respect di def loo war def si Facebook bi da ngeen koy noté suba Macky Sall bu wàccee ñoom itam dañuy rendre compte ñi nga xamante ñu ngi fi di saboter nit ñi dafa ne régime bi du jeex dañuy nax seen bopp waaw Sénégal fu mu toll nii benn ñaari groupe moo am parce que dëkk bi dafa toll foo xamante ne dafa war a changer mënuñu si dara tubaab bi sax la jaaxal actuellement ñu Sénégalais ñun nag ñu ngi fii gars yi ne si Facebook di wax yëpp nekkuñu parce que ñu am jot wala bëgg a siw non dañuy wax pour éveil de conscience pour xam ne suñu réew dafa war a changer parce que dëkk bi nga ñëw ba gis ne dëkk bi dafa développé te li ko teree développé mun na li ko tax a développé dañoo liggéey seen réew nga xam ne sa réew war na mën a développé mais ña fa nekk di sàcc say intérêt wala di sàcc say alalu dëkk ñoom ñoo tardé sa réew ñooñu dafa jot ñu sensibiliser ñëpp yow nag doo nekk di liggéey di sensibiliser say askan gars yi commencé yow mu am ñoo xamante ne ay yàqkat lañu parce que seen intérêt bopp la ñuy xool benn 50 000 francs bu ñu leen war a neexal fii ci parti au pouvoir wala benn 100 000 francs dina tax yow ngay dugal ay fan ak tapale si biir Facebook bi di monter yoo xamante ne taxawut dëgg dafa neex ñu ñëpp ay magum jëmm lañu suñu réew moo ñu tax a jóg kenn jógu pour sa intérêt bopp man mi jóguma fi pour poste Sénégal bi balaa ñu koo defarati dina métti lool même Macky Sall bu fi jógee bu ñu ko defar dina métti foog naa toog Italie bii am fi li ngay am mooy gën a yomb sax tey dem liggéey Sénégal defar ko parce que dëkk bi dafa nar a métti dafay yàq bu métti Sénégal waaw lu mu fa yàq sa dafa ëpp donc li koy defaraatee jàppoo dëgg lay doon pour tegaat Sénégal si yoon donc nag kon kenn nekku fi pour ay poste wala bëgg yenn yi moo tax ngay def ay live non dañ koy def parce que dañu xam ne suñu réew dafa war a changer ñun ñoo war a jël suñu destin dëkk en main pour defar ko mais ñi nekk si Facebook di saboter nekk si parti APR di def lu leen neex di wane lu leen neex di jaay yenn ñooñu na ngeen noté seeni tur bu boobaa Macky Sall bés bu wàccee ñu defante ak ñoom waaw loolu rek la parce que ñooñu ñoo nekk jaam yi parce que duñu ay gor instant yi gor yi taxaw di xeex pour lu changer seen réew war a jàmmarloog nasaraan bi
affaire dafa dépassé sax Macky Sall nasaraan bi war a jàmmarloo parce que ku dem bay xalaat lu mu éliminer Ousmane Sonko mais man nag lu may teg ci stratégie boobu mooy lii li tax ma wax daal mooy sensibiliser joolaay ak séeréer yi ñu xam ne ñu ñoo bokk suñu maam bu ñu kenn jaxase tukulóor beeg séeréer bi tam ñoo bokk ay gàmmu lañu dafa jiitu suñu juddu kenn mënu si dara bu leen kenn jaxase man looloo tax ma génn di wax sama sortie bi. Troisième point bi may indiwaat pour wax si mooy français bi ñu xalaat éliminer Ousmane Sonko ba ambassade France di xalaat affaire ethnicité di wane ay dëkk ak yooyu di xalaat yan xeet a nekk Sénégal ñu def seen étude ñun ñu ngi seen étude bopp xool fan la ñu mën a jaar mais incha allahu rabi suñu borom du leen mës a may ndam suñu kaw waaw parce que am na loo xam ne chaque chose a une fin misère boo gis ak coono boo gis dafa am fu ko suñu borom di yemale dafa la toll Afrique dañoo sonn te dafa war a jeex waaw loolu moom bu ñu góorgóorlu suñu borom jàppale ñu mais ñun nag ñu ñooy jóg pour suñu borom jàppale ñu léegi nag li may wax côté boobu mooy que français yi ñiy liveur leen fan la ñu war a tenir compte mooy nañu xamal France ne bés bu fexee ba rey Ousmane Sonko wala bés bu fexee ba ñu empoisonné Ousmane Sonko wala tegal ko loo xamante ne da koy gaañ na français yi xam ne bool boobu la ñuy pare Sénégal xam nga seen intérêt la ñu laal bu bés ñu laal Ousmane Sonko nañu xam ne ñoom foog naa France dootu taxaw Sénégal c'est vrai que maa ngi en Europe kañ naa ne dootuma taxaw Italie mais Italie amul problème ak France ak Sénégal France kay moo sonal Afrique mais Italie moom mu ngi fii ñu am ak ñu ñàkk yëpp ñoom seen usine la ñu monté seen industrie di xool ni ñu ci génne seen biir réew demuñu benn dëkk sàcc muy Espagne mu yeneen dëkk yi benn dëkk moo sonal adduna bi muy France lëmbal ñëpp di sàcc or lépp lay sàcc te amul li mu fay jëlee moomu ko waaw donc li am solo daal na ngeen leen xamal ne loolu leen koy live leen ko wax en France ñu koy dégg xamal leen bu ngeen fexee ba rey Ousmane Sonko ñun ku ñu neex la ñuy teg Sénégal ñun ku ñu neex la ñuy teg suñu réew ñoom amuñu droit tere ñu teg ku ñu neex suñu réew il est temps que suñu dëkk dox ay nit mënuñu fa nekk mënuñu faju ñi war a lekk waruñu lekk ñi war a liggéey mënuñu liggéey jeunes yoo xamante ni lu mot 75% de la population ay jeunes lañu kenn amul si xëy léegi nag nga bëgg lan ñu mën a kon loolu dafa jeex mënuñu si dara France yi xam ne ko day jeex ñoom solution lañu xam ne ban solution lañu war a tegal France mooy nañ ñu bàyyi ñu tànn suñu njiit bu ñu neex suñu dëkk ak ku mu mën a doon na parce que yàlla mooy tabaam xëy na nag Ousmane Sonko nit ñi am nañ espoir si moom ngir projet bu mu teg ku mel ni man ak keneen projet moo ma intéressé parce que projet boobu moo tax Europe développé kese waaw il faut ñu suñu dëkk ñu exploité lu ñu moom génn fa tubaab bi ñu bu ñu signé ak ñoom contrat liggéey ak ñoom parce que adduna bi léegi mondialisation la mu ñu di ñu liggéey ak yeneen dëkk loolu c'est impossible mais quel que soit alpha dëkk boo war a mën a liggéey da ngeen koy teg si yoon loolu Ousmane Sonko li mu wax du lu bon lu baax la dafa xalaat boppam kay balaa moo xalaat nasaraan bi parce que tubaab boppam lañ di ko xalaat balaa moo xalaat keneen mais nit ki nga xam ne tegul ay nit boo xoolee seen ministre français bi fan yii passe am seen ministre bu ma gis nii léegi semaine bi ci Facebook bi mu ñuy traité de chien nee na ñun ñu ne nit ku ñuul nee na lu noir mu ne ñun suñu xel dafa am lu ci manqué nee na loolu la ñu wette ñoom ay bàyyi ma la ñu teg ba mu koy wax nag donc boo gisee vidéo bu soxal day jeex comme que dem nañu nag ba teg ñu ba ñoom ñu teg ay bàyyi ma donc il est temps que ñun suñu bopp ñun ñu xam suñu bopp waaw léegi nag man lu ma bëgg a wax foofu mooy nañ leen xamal ne daal bés bu ñu laal Ousmane Sonko nañu xamal dootu ñu traîner Sénégal jeex na xam nga ñoom ñoo gën a bëgg seen bakkan woote wu ñu nag ay affaire terrorisme de dañu dimbale ñun Sénégalais du terroriste mais ñoom bu ñu fexee ba tegal Ousmane Sonko xaw ma ndëkk sarax lañ ko wax xaw ma fexe ba éliminer ko ba du mun a nekk candidature parce que tubaab sañ na lu ko raw waaw moo tax may parfois mën naa il faut ñu xool sécurité am bu ñu ko fexee ba def ko ba loolu ngeen leen di xamal dañ leen di avertir ne leen ñun mun nañu liggéey ak France nañ teg lépp si yoon ñu xool intérêt Sénégal d'abord parce que loolu la ñu wax suñu dëkk la ñu ñëw jël suñu suuf mënoo ñëw sama autoroute nga tabax autoroute ba pare di ma fay 1 francs par an 1000 francs loolu man loolu ku ko signé sax laa wax rek ku ko signé rek laa wax ne kooku moom vraiment jaam mënul passé loolu 1000 francs nit di la ko fay ci sa autoroute te fii ñu gis seen autoroute yi ni ñu ciy amee xaalis ñoom tubaab bi fii seen autoroute yi ni ñu ciy amee xaalis nga xam ne autoroute boo ci dugg balaa ngaa dem nga fay sotti boo balaa ngaa génne nga fay autoroute bi ak foo mën a génne nag di nga fay ñu tabax autoroute Sénégal di ci am 1000 francs ba du booy yàq autoroute ñu mën a commencé 800 000 ñu commencé jox Sénégal 800 millions mais quand même am na loo xamante ne c'est inadmissible léegi nag ñoom tubaab moo gën a bëgg ba kanam xamal leen ne daal ñun Ousmane Sonko dañ ñu ko fi bàyyi ñëpp foofu ñu libéré ñëpp Khalifa Sall lañ ko war a libéré Karim Wade Sénégalais choisir kan moo mën a nekk seen président ëllëg
loolu mënuñu ko tere loolu foog mu am mais li mu am solo daal mooy nañu fexe daal ba français ñu xamal leen ne bés bu ñu fexee ba éliminer Ousmane Sonko dootuñu bokk ak ñun Sénégal c'est tout loolu la bu ñu ëpp fële tubaab avertir ko ne ko ñun kii jaral nañu li bés bu ngeen fexe ba éliminer ko wala ba duggal seen loxo parce que président Congo mu ngi ne le congolais ki ñu tegoon mu nekk seen yaakaar seen sànni tàccu rey nañ ko président ba lañ nañu wax dañu dafa am Covid nekk entre la mort ak kii entre dund ak dee ñu wane ko buñ ko wanee noonu man gis naa ko ñu wane ko muy wax ndeysaan di lancer dernier appel am mais mujj na gaañu lan moo ko rey kan moo ñu wane président bu moo ko rey Denis Sassou Nguesso kan moo wane moo ko rey te mu ngi ne nekk fa 36 ans de pouvoir démb la congolais yi doon marche France ñu wane leen ñuy marche France di revendiquer ñun nag loolu duñ ko fa xaar mu ñu fay fekk waaw muy Macky Sall muy keneen ku mu mun a doon ak seen i pexe yu bëri na ngeen xam ne bu français yi fexee ba laal Ousmane Sonko dootu ñu bokk Sénégal ak français il faut que naa intérêt li ñu fay li ñuy xaar jël ko duñ ko fa mës a jëlee parce que c'est pas normal waaw dañu bàyyi ñu choisir ku ñu neex dafa jot buumu jaam bi dafay dox mënuñu si dara waaw ñëpp a décidé wu ñëpp a sensibiliser nit ñi ñoom bu ñu leen ko jar nañ teg lépp si yoon def bu ëllëgee président ba fay ñëw ñu mën a te parce que ormai affaire bi le message est entendu ñëpp xam nañ léegi àdduna bi ni muy doxee ñëpp xam nañu ne changement dina am par force waaye mënuñu si dara waaw ak internet bi moom ñëpp a yeewu waaw donc ñoom amuñu lu ñuy wax li am solo te am solo daal mooy nañu fexe ba xam ni rek Ousmane Sonko nañu xool sécurité parce que moom moo fi lancé projet boo xam ne intéressé na ñëpp même intéressé na waa Afrique te xam naa tubaab dafa bari pexe te ñu ngi ko sekkal moom jaral na lu nekk moo tax ñu indi ay problème yu ethnie lu ne ñu ngi ciy dugg waaw buri bu ne ñu ngi koy indi rien que seen incapacité may dee barki démb ñuy wane ay femmes yu marche ay femmes yu di ko xam fanaa dañuy marche pour Adji Sarr man Adji Sarr bëgguma ci sax wax parce que je pense que Adji Sarr sa wax si moom tardaloo sa bopp la quoi waaw dëgg bi dafa leer nay buñ ñu tardaloo li am solo mooy man daal conseil yi may jox waa Pastef nañu massifier nañ def seen massification loolu foofu ñu ko teg foofu la te ñu seetaan ko ba xam ne dina laal Ousmane Sonko kii itam Ismaïla Madior Fall dégg naa keroog muy naan ay problème condamnation pour Ousmane Sonko ma ne parce que parfois ñoom dañuy génn ci télé yi di wax en général li ñuy wax yépp lu nekk seen xel la mais il faut ñu lancer appel wax ko avant ñoom ñu xool ndax loolu c'est faisable léegi nag li am solo mooy Ismaïla Madior Fall boobu nañ ko xamal ne ko bés bu ñu laalee Ousmane Sonko mënuñu fexe ba du nekk candidat 2024 mënuñu ci dara ñoom kay nañu xalaat ndax dañu yeggali seen mandat loolu la ñu war a xalaat problème Adji Sarr bii boo ñu teg ko ni tege te xam ne Adji Sarr moom ci boppam xam ne waaye violé nañ ko nag xamoo ko te képp ku koy jàppale te yàggaloo sa digganteeg sa borom bu ëllëgee di nga la yokk suñu borom parce que ay naafeq dañoo bëri Sénégal bëri na ay fenkat bëri na ñoo xamante ne ay du ñu lekk lu lew lépp lu ñu leen mën a jox ñu duul di dajale ba lekk jaral na leen ko waaye Adji Sarr képp ku koy jàppale li ma waxoon rek la fenkat nga doo nit ku baax yaa Adji Sarr wen képp ku taxaw ne da ngay jéem a défendre Adji Sarr man jigéen laa de waaw mais aussi jéewuma xas kenn mais moo def lu tax ñu koy xas parce que nit kenn du ko tuumaal nit kenn du yàq avenir am pour rek ngir xaalis lu mu def nit ñi xam nañ ko bu baax képp ku koy jéem a défendre nag xam na ne yow traite nga ko am Adji Sarr yéen ñaare yow man foofu laa mën a yem te xam ne aussi nañu xam nañu xool seen diggante ak suñu borom l'essentiel képp ci dugal sa loxo wala ku ci def dara ku ci fen wala nga bokk ci complot bi yàlla balaa 2024 yàlla yàlla teg natt boo xam ne doo ko tax parce que ñi dañ leen bàyyi ak lu ñu nekk Sénégal moomuñu ko Sénégal boo xam ne ku nekk sa intérêt bopp ngay xooloo luy yoon jéemoo xool loo xamante ne mën na arranger nit ñi nga def ko mais loo mën a xool de yow daal sa affaire bi baax de Sénégal daal ça va yow jéemoo xool te àdduna bi léegi ñëpp a ngi jéem a xool nu mu changé te day métti ji parce que français yi nii fi ñu teg seen bakkan parce que crise bi am ni en Europe crise dafa garaaw actuellement ñu ngi ci confinement hôpital Brescia ana benn coordinatrice mu doon waxal barki démb mu ñu wax ak ni mu ñu expliqué ne hôpital Brescia barki démb xaw ma entre mercredi ou mardi la wax amoon nañ lu ma 10 décès te ñoom leen tiital fan yi mooy que Covid bi ñi muy laal temps yi mooy ñu am 40 ans ba 50 60 ans loolu moo gën a métti tubaab yi bu njëkk sax ñu màgget ñoo si doon dem mais léegi ñiy dem ay jeunes lañu tubaab bi ñoo jaaxale fin temps yi dafa gën a bëri fi mu ne nii Brescia dafa gën a bëri parce que itam man je pense que nag li ko gën a yokk fii li mu nekk jeune industriel la
xam naa pollution atmosphère bi moo koy gën a yokk ma loolu laa gën a xalaat le fait que ñun fii affaire yi di yéeg ak a wàcc parfois mu leen di jeexal man je trouve que pollution bi la quoi parce que dafa bëri ay industrie fii moom zone industrielle la Brescia donc loolu da ciy joué daal moo tax fii pour affaire bi dañ fi dina jafe lool waaw donc lu ma mën a wax daal mooy jaaxal na leen parce que lu tax mu jaaxal leen économie bi mënatul dox ñenn ñu ngi perte seen liggéey dootuñu amati seen liggéey ñenn ñi état mooy obligé leen di dimbale kon lii ba kañ donc leen la suñu borom apporter solution quoi loolu la ñu war a wax mais problème bi Sénégal mënoon na bën a gën a garaaw noonu sax lu ko gën a garaawal mooy nit ñi tëjoon si kër yi moo gën a tax problème bi garaaw te joxoo leen moyen jéemuñu ut solution lu dul di gën a sonal nit ñi gën leen sonal mais nag lépp këpp na seen kaw je pense que nit boo ko tëjee bu mu xiif bu génnee yow yaay paye les pots cassés moom moo def président Macky Sall léegi daal pour bañ a sori daal li ma doon wax daal message bi lancé naa ko mooy que il faut ñu xam ne ñun ñoo bokk suñu ndey ñoo bokk suñu baay Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xam ñaar buñ nangu kenn tasal ñu suñu Sénégal président Macky Sall bu fa nekk def ñuy abal ëllëg te mandaam jeex na ba pare mënu si tous def ñuy abal ñun ñoo moom suñu Sénégal ñoo ko faloon ñun ñu takkoon suñu dëgg ba fal ko ñun ñoo takkaat suñu dëgg génn ko ci biti mu abal ñu teg fa ku ñu neex France nag ñun li ñu bëgg suñ ko imposé France dañu siy fekk si nañ ko xam loo ne Ousmane Sonko ba ñu liggéey ak France mi na France teg yëpp si yoon loolu rek la c'est pas compliqué waaw ñoom bëgg nañ jàmm la Sénégal mu sa xam mun nañ fa am seen jàmm dëkk fa dëkk ñun nañ dëkk woon ak ñun parce que ay sénégalais ngi France mais nañ teg yëpp si yoon loolu nag ñun ñoo ko war a imposer tubaab ya fa nekk français ñoo gën a xam dëkk bu nu muy doxee ñoo gën a xam li xew ci àdduna bi Macky Sall nag léegi foo xamante ne moom ñoom xamuñu seen bopp mooy Aïssata Sall gën na fi wax affaire terrorisme bu ñu nar a sonal kële nekk Amérique muy Ousmane Tounkara loolu yëpp da ngeen di nax seen bopp kii génn ti fi wax ay affaire du force occulte xaw ma mooy ministre de l'intérieur loolu yëpp ñu wax dañuy nax seen bopp parce que ñoom je pense parfois damay naan ils ne sont pas intelligents parce que yow dëkk bi nga nekk mu wóor la ne dëkk bi ay ambassadeur ñoo fa nekk xam li xew si dëkk bi boo moytu ñoo la ko gën a xam waaw kooku yow nga bëgg ko gëmloo ne ko ay terrorisme dafa am Sénégal loolu da ngay nax sa bopp dañ koy teg rek pour jéem a xool nu ñu mën a lëkkaloo français ba jéem fa indi benn instabilité comme ça ñoom ñu gën a mën a toog au pouvoir loolu kese la mais nag suñu borom du si ànd loolu moom mënuñu si ànd parce que Sénégal kon li ñuy wax rek dafa mag Macky Sall te ay mag ñu baax ñoo ko liggéey donc du Macky Sall mooy ñëw pour tas Sénégal boo mënee tas Sénégal moom ci boppam mooy tas moom ay njabootam waaw loolu laa amoon li may wax maa ngi remercier ñëpp te ñu xam ne daal Sénégal lépp lu fay xew nasaraan yi xam nañ ko seen représentant diplomatique yi ñaa nga fa bu baax a baax xam la fa xew bu baax a baax kenn mënu leen nax waaw donc li am solo lu ñu am suñu fulaak suñu fayda continuer ni ñu joxe woon nii ba ñoom li ñu yaakaaroon amul ñu gën a am suñu fula Macky Sall ñun ñoo ko fal ñun ñoo ko fay jëlee ne li am solo daal mooy na taxaw si élection yi mu am moom la ñu bëgg 2021 bii nañu defal élection fii ak 3 mois élection municipale daf ko war a def élection locale yi daf ko war a def incha allahu rabi teg si élection yu député yi loolu daf ko war a def par force waaw depuis histoire du Sénégal kenn mësul pousse élection lu ne teg na ko Sénégalais lu ne lay teg Sénégalais lu ko arrangé rek lay def c'est du jamais vu donc maa ngi ziare ñëpp di baalu ak ñëpp leen di souhaiter yéen ñëpp une très bonne journée di remercier ñi doon suivre ñoom Bayo ñoom Kéba Ndiaye affaire yooyu maa ngi ziare ñëpp quoi Abdoulaye Guèye ak Mame Sène waaw maa ngi ziare bu baax te yow laay jàppale ah yaa xam mbay moo may suivre yaa xam ko dum Ndéné Mbaye yaa xam mbay moo may seetaan gis ngeen ko dégg nga yow laay maa ngi lay yóbbante kon yaa xam mbay wax ko monsieur le président dégg nga li xew Sénégal daal ñëpp xam nañ ko ñun suñu réew jàmm lañ fa bëgg ak salaam li am solo te am solo mooy français yaa ngi foofu di xam li xew si dëkk bi corps diplomatique yépp ñu ngi Sénégal di xam li xew si dëkk bi donc yéen ñun ñoo takkoon suñu dëkk ba fal Macky Sall léegi ñun ñoo doyal parce que mënu leen comme que mënu leen nag bàyyi leen ñeneen ñëw ngeen génn si jàmm ak salaam ñi nga xam te ne ñoo nekk nag di troubler Sénégal nañu xam ne tey yéen a ay suba keneen mooy ay donc maa ngi lay ziare yow itam yaa xam ba yóbbante laa noonu si président Macky Sall nañu bàyyi suñu réew si jàmm ak salaam ne yeggali mandaam génn par la grande porte abal ñu teg fi keneen bu ñu fa war a teg Sénégal dafa war a développer dafa war a changer on a les ressources on a les moyens pour mu changer comme que yéen mënu leen ko changer nag bàyyi leen keneen ñëw changer ko
merci beaucoup maa ngi ziare ñëpp ak Moustapha Sissoko xaw ma Sissoko woy ak maam Mor jàppoon ndam xaw ma xam naa kii jaamu séeréer la kii tukuleel la waaw kii moom tukuleel la jàppoon ndam sa sant bi moom naxare na de ak Ibrahima Diédhiou maa ngi ziare ñëpp daal ak Cheikh Mbeng maa ngi ziare ñëpp ndeysaan ak Thierno Sow ak képp ku ne si biir live rek maa ngi lay ziare ak Kandji Mamadou ak Jong Ibrahim ak Nduguti Sumbunu kii tam xam naa kii tam moom kii la yow sa tur bi naqari na de xanaa yow tukulóor nga wala bambara ok maa ngi ziare ñëpp bàyyi ma kenn ndeysaan maa ngi ziare waa Sénégal yëpp ak sama frère préféré bi Noa Tamba maa lay nuyu ak Moustapha Barhamis waaw maa lay nuyu Moustapha ak Modou Moustapha maa lay ziare aussi ak Massamba Diop maa lay nuyu ak Kala Moustapha Kane ak Cheikh Diop waaw maa ngi leen di ziare parce que nit bu amee jot ba taxaw rek déglu sa live war nga mën a am respect boo koy jox ziare ko doog a bàyyi ok maa ngi leen di souhaiter une très bonne journée dañu ñaan yàlla rek Sénégal yal na fa jàmm sax si barke Seydina Mohamed merci beaucoup ciao ciao bon dimanche. Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.